delloo ziar di ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi li ñu fi indi mooy xam nañ ni comme dañoo association bu bees la ñu sos indi nañu sunu papier yi ñu war a affilier yëpp mais daf ci am benn loo xam ni il fallait ñu waxtaane ko pour mën a finaliser loolu moo ma fi indi waaw. waaw loolu c'est interne ak CNG bi loolu moom c'est du affaire bu bëre mais ci affaire administration la. kon daal li mën a jàpp mooy norme yi tax combat bi yëpp am yow seen côté matal ngeen. waaw ci kàttanu yàlla matal nañ ko waaw. nan ngeen nar a waajal nag seen diggante ak Siteu ak ku ne xam ne Papa dafa sos lu bees muy écurie nekk loo xam ne lu am solo la ci carrière am muy premier sortie nan ngeen gën a dugg si. waaw xam nga gone gu juddoo Fass màggee Parcelles ñi la wër dëkk juddoo ñaari tali ay pression ak yooyu moom c'est bon ñu yóbbu ko fële waaw soo presque li ko desee ci làmb li ci des waxuma ne tuuti na mais bëriwutul boobu bëri mu ngi ci presque est-ce que amul 40 combats wala un peu moins de 40 combats am ay plus de 27 victoires parce que victoire yi mu am Dakar la ñu compter mais làmb ju officiel mu bëri ay CRG bu Thiès match ñu fa ak Cheikh Niang doom Boy Niang am fa 4 victoires kenn boolewu ko ci comptable ci victoire yi bu ko ci boolee am na plus de 27 victoires donc kooku du ay pression benn làmb non. leneen li ñu ci soxla mooy ku ne xam ne combat bi Pape Fall moo ko organisé te dégg nga condition yi mu ci nar a àndee ak yéen ñu ñaari camp yéen ci côté mobilisation parce que soxla na loolu nan ngeen ci nar a taxawee. danañ xam nga kuy bëreeg Siteu moom mobilisation c'est boo nga xam ne ni am nga problème ndax nit ki wax sa baaxu morom du la wàññi sa baax dara yàlla ci mbër yi mu may mbooloo Siteu ci la bokk mais suñu côté on va faire le maximum ba nga xam ni danañu indi mbooloo stade incha allah. oui yaa ngi wax sànq ci wàllum pression Papa Sow léegi am na expérience ak yooyu ñu gis na ay événements yu mag yoo xamante ne Papa Sow mën nañoo wax ne moo ciy daan boppam nga xamante ne day ñëw pour mu lucide ba mën a aborder combat am expérience am du ñu gis ni mu mettre ko en exergue est-ce que Papa Sow mën nañoo xaar combat bi mu ñëw indil ñu loo xamante ne mën nañoo wax ni carrément màgg na ci làmb expérience am voilà. waaw loolu mooy li ma xamal boo nee bu jógee Fass pression te fa la daanoo yooyu jël ngay wax n'est-ce pas donc kon du génn bi sos leneen du day xëy na day wàññi sax pression donc bu ñëwee par rapport à Siteu ma wax ko waxuma ko keneen wax ko ñëpp xam nañu expérience bi ci côté Papa Sow la nekk jeunesse bi ci Siteu la nekk Papa Sow moo war a def li mu war a def ba bëreeg moom ci li mu ko magee ci bëre loolu mooy. non bu doon Papa Sow la du génn écurie Fass Papa Sow c'est le lutteur de Fass bu juddoo Fass musul bëgg génn écurie Fass c'est-à-dire xam nga c'est l'occasion qui fait le larron mais bu doon moom rek du génn écurie Fass jox nañ ko lettre il l'a lu peut-être il a pensé que ne moom su defee croix jox leen ko dañ ko koy delloo woo ko ndeke du woon loolu mu am ci xëy na incompréhension boobu loolu la mais bu doon moom rek du génn écurie Fass non c'est pas xam nga mieux vaut tard que jamais li jot rek yomb. ah je sais pas si xam nga relation personnelle ak waa Fass bon moom moo koy dox man xaw ma relation yi ma amoon ak ñëpp moom laay garder ak ñëpp c'est-à-dire respect moo am sama ñeme par exemple si je prends le cas du président Abbas Ndoye mais ñeme wax ne Abbas beneen moo budul Abbas nit ku baax loolu la ma woon ñeme wax beneen moo ci mbay lu nit ku baax loolu la ma woon mais le reste nag non am na commentaire xam ne du ma ci dugg quoi je préfère ne pas en parler parce que maa sut man maa sut loolu. mais on a l'impression que ci combat yi saa yu ñu waxee waxu Fass muy Papa Sow muy encadrement bu bees bi da leen di jël à cœur réponse bi sax dañuy sentir ni leen di répondre avec le cœur métti na leen Fass bi indi mais est-ce que boo leen ko jiitalee tout le temps di préparer combat bu mag du bis bu mag mu nekk loo xamante ne déterminant la ci carrière Papa Sow est-ce que du leen tardel. xam nga bu soo waxee ne buggul woon génn après nga ne génn bi naqariwu ma kon du am sens. c'est parce que nee nga bëggoo woon génn dàq nañ la neexu la loolu mooy logique foofu la ñuy waxee mais du parce que dañ ci am non man
Abbas vraiment ay Thierno Dramé ñoom ñëpp nous avons de très très bonnes relations yi moom laa amal ak ñoom et je garderai ces relations là tu comprends man du ma wax lu ma gëmul du ma def lu ma gëmul ñaari teel laa juddoo màggee ñaari teel ba toll ni ma toll parce que Walda ak day bay xàmmeewu ma ci benn boo ma jox macc ko. Père Ba ñu gis ne waa Fass daan nga dugal sa loxo ci biir Fass dañ leen jàppale parce que ku mel ni Papa Sow si dina ko xool ci combat gii di ba doo Balla Gaye wax na ay jàppale yoo ko doon jàppale Papa Sow génn Fass créé boppam ndax da nga daan jàppale waa Fass da nga koy def wala da ngay ñibbi sa kër toog benn yoon. loolu daal je préfère man su may jàppale koo mën a jàppale ci àddina yàlla moo tax ma koy def du wut tur du wut nangam loolu moom je préfère ne pas en parler mais bu ngeen seetee bu ngeen xoolee ci Bantamba bi passé bi ngeen ci gis mbëru Fass mu ngi sama kër loolu junj doy na borom xel bu ngeen xoolee Bantamba bi ngeen ci gis mbëru Fass mu ngi sama kër samay doom lañu dasul affaire écurie samay doom lañu waaw. mais ak Père Ba ak parcours bi nga xamante ni tey papa jóge na ko ñu bëri tey ne fu mu nekk ni papa pression la na bëree làmb ji ak ñenn ñi nga xamante ne ñooy amateurs yi jëlaat favori bi joxaat ko Papa Sow ndax loolu du nekkaat pression bu gën a dis yéen. xam nga pression ci ñi lay dal. pression day dal ku un bleu. day dal un poltron xam nga la couardise moom est une maladie qui ne se guérit jamais mais bu nekkee bañkat nga xeexkat nga géree nga yooyu moom vraiment du ay il viendra mais très relax bëri li muy bëri day ñaan yàlla mi joxe ndam yàlla may ko ndam. muy demaat suba war a jàkkaarloo ki nga xamante ne moom mooy Siteu mobilisation bi nan ngeen koy waajalee déjà parcelle nekk ci ginnaaw ak loolu nan ngeen di waajalee mobilisation bi. ñun parce que non xam nga Pape Abdou Fall si ñoo dëkk suñu nawle la am ñoo xam du ko tëgg ba pare ñu bëgg a toog naan ay jël nañ xaalis ba nañ toog non on va faire le maximum pour demain nit ñi ñëw en masse ñëw foofu mais pour mu nekk spectacle parce que nag en attendant ci li xew Papa Sow Siteu la moo fi affiche bu mag leneen amu fi ci li wóoragum Papa Sow ak Siteu ñoo fi moo fi nekk affiche donc il faudrait que suñu côté ñun ñu xataraayu def le maximum mais pour liñ ci war a def ñu def ko loolu mooy yoon boo ko seqee ak sa nawle bu defee li mu war a def da nga war a góorgóorlu yow sa kéemtalaay kàttan jéem a def li nga war a def on va faire le maximum on donne rendez-vous à tout le monde demain suñu soppee Papa Sow ak soppee Siteu ak ñi bëgg làmb yëpp ñi bëgg Pape Abdou Fall ñëw stade demain mais dans la discipline def li ñu war a def ñëpp après ñibbi parce que. ñu jëm arène nationale te ku ne xam ne fi làmb toll soxla na mobilisation mais soxla wu violence ki ko tëgg di promoteur boo xam ne exemplaire ku mën gis kuy dox social làmb ban message ngay lancé ci ñaari camp yi ndax arène nationale gis nañ dimanche passé la fa xew ban message ngay lancé ci ñaari camp yi. waaw xam nga arène nationale moom même bu nekkoon amul sax barrière acteurs yi bu ñu normalé rek dara du fa am même sans force de l'ordre c'est-à-dire ñun ñoo war a discipliner mbër yeeg encadrement yeeg ñëpp quoi ñuy tourner autour ci làmb li ñuy wax rek mooy muy sunu camp muy camp Siteu ñun Papa Sow kenn musu ko dégg événement bu am ay histoire il viendra à l'heure def li muy def dans le respect ñuy ñaan képp ku fa ñëw nga bokk ak Papa Sow mbaa nga bokk si mbaa nga nekk keneen lii discipline daal la ñuy laaj pour ñëpp la ñëpp am discipline bon ñu def ko ci fair play préparer nag le 5 avril incha allah. Papa équipe bu bees nan la nar a dugg ci làmb entraînement lan la war a indi lu ñuy xaar ci Papa. comme li ma sotteel bu njëkk. lu muy indi Papa Sow lu muy xanaa yow tamit loolu moom li mu daa indi lay indi rek buy tëgg 5-5 koy tëggal ñu ko doon tëggal ñun ñoo koy tëggalaat Cheikh Ndiaye mooy manager ñun bàyyiwuñu dañ ñoo dàq kon képp ku ñu àndaloon te nga bëgg ànd ak ñu dañuy àndaat ak yow bu ñu bàyyi woon dañuy créer mais dañ ñoo dàq mais bu ñu dàqee nag ku bëgg ànd ak ñu ci ñi àndaloon mais dañuy kon ne ànd 5-5 mooy 5-5 koy tëggal. ci biir wax bi nee na bàyyi wala dañ leen a dàq. waaw léegi Papa Sow du bëre waa Fass mais équipe bu amee beneen mbir boo xamante ni bëgg nañ seen combat ak waa Fass dinañ bëri wala déet. waaw yow loolu kay xam nga na Pape Abdou indi avance léegi nga xool man dama café sax pas di wax ne ku ma fay millions yu bëri sax ma bëri ak sama Pape damay café loolu c'est-à-dire bokkatuñu dara rien ne nous lie absolument rien je dis absolument rien ak Fass absolument rien. waa Sañ Seck dinañ ñëw suba incha allah.
dégg nga li ma wax dama bëgg nag nga xalaat li ma wax sax ay foo ko indi rek foo ko teg dugal ko foofu foo ko teg absolument rien Papa Sow sax mën na bëri waa Fass bon pour être plus clair Papa Sow mën na bëri waa Fass pour être plus clair waaye déggul ma xaw ma surtout ma kenn surtout ma kenn j'ai dit clairement Papa Sow mën na bëri waa Fass. waaw comme wax nañ ko fii waxaguñu leen ko mais on va faire danañ indi 5-5 ñëw suba ah il faut waxaguñu leen ko mais danañ fexe comme noonu la toll il faut ñu ñëw. gis ne ginnaaw Papa Sow équipe bu bees ñëw sax keroog ba mu fekk gis na mel ne Modou Lo roi des arènes ñëw tey Modou Lo nan ngeen nar a nekkal moom biir parcelle. ànd di entraîné waat ni ñoom entraîné faral ko ci kaw ci suuf ci biir ak partout ñaan ko yàlla combat bi mu jëm yàlla may ko ndam Modou mooy Papa Sow Papa Sow mooy Modou. mais Père Ba dañoo gis ni seen problème ak Fass lu bari suñu juum ndax depuis combat am ak li nga xamante ne moom mooy Gris Bordeaux suñu affaire yi commencé léegi à part ngeen ne pare ngeen tey pour ànd ak kon est-ce que nekkul beru bi ngeen beru tamit leen Modou amul dara lu beru. Modou Lo. waaw mën nañoo wax ni seen dàq waa Fass. waaw moom moo ko indi ndax combat am ak Gris Bordeaux que le meilleur gagne boobu moom. après tamit ngeen beruwaat ne pare ngeen pour faral mu kaw ak suuf kon li ngeen waxoon démb ak bëgg démb ba léegi jubóo wala. ah duñ ci jóg Simon benn lay tooy Modou à vie moom la ñu faral ku muy bëreel moom la ñu faral c'est clair. merci bu bëree waa Fass moom Modou Lo la ñu faral. boo leen bëri waa Fass. Modou Lo la ñu faral c'est clair.